wax war na duñ fi toog ba suba lii ma bëgg a waxtaane moom daal leer naa ko ne man ka may gis ak ki may comme ni ko ñëpp xamee mooy le démarrage des travaux de l'aménagement de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni population bi depuis que ñu nekk fii yàgg nañ ko laaj di ko demander yàlla def bi Mohamed Djibril Wade ñëwee def ko ëmmam wax ci ak le président de la République mu accordel ko travaux yooyu la ñuy commencé di wax ñi nag travaux yi mu ngi commencé école Mouhamadou Sakho en face chez tonton Madia dem ba Castor li ñu am comme objectif Xaasim bi nga xam ne mooy le conducteur des chantiers dina ko mën a confirmer léegi mooy tali bi ba sës ci miiru kër yi lenn lañ fiy bàyyi mooy jàkk lu wër jàkk dara dootu fi des am na nag yu fi am mais yooyu ñi nga xam ne mooy les principaux concernés ñi yor jàkk yi dinañ ci waxtaan ak ñoom pour xool un nouveau plan d'aménagement des mosquées xool nan lañ ko mën a defaraatoo ba nga xam ne jàkka ji dina mën a dund ñu jéem a xool nan lañ leen ko organiser lee ba nga xam ne dina mën a liggéey dinañ ci mën a julli jàmm ci yàlla normalement comme objectif titre foncier wu jàkk ji loolu la woon dinañ ci mën a taxaw xool nan lañ leen mën a jàppalee pour que jàkka ji continue di exister mais li wër jàkka ji au moins doon fu nit ñi mën a toog féexlu wala di waxtaan. kamay tajeel ak kamay seetu am nañu problème yoo xam ne daal. Biscuiterie yi yaakaar naa ne comme ni ko délégué waxee rek loolu moo fi nekk li ñu soxla mooy nañu fexe am cadre de vie li ñu soxla mooy nañu fexe lépp loo xamante ne lu ànd la ak jàkk ji lu ànd ak jàkk ji je maîtrise bien mes mots nañ ko defaraat ba mu baax bu ñu defaree ba mu baax ëllëg ki si biir ku ñëw mun ñoo nawloo parce que tey Biscuiterie surtout koñ bii ni mu mel dafa metti dafa jaaduwul man li kii wax nañ ko ba pare duma ci dellu boo seetee fële ci angle ba mbalit la woon maa ko aménagé def fa ay banc def fa ay garab tey garab yaa ngi ci kaw kon tey li ngay def nii dañ koy saluer di ko saluer te di la ñaanal yàlla nga commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin suñuy doom nag ñoo fi nekk mais dañu ne vous les jeunes yéen a war a defar damay defar du dama war a teg anarchie c'est pas normal nañu taxaw ñu defaral suñu bopp parce que ay doomu aadama lañu ay nit lañu dañuy génn bitim réew dañuy liggéey mais bu ñu demee boo moytul dinañu xeeb suñu bopp monsieur le maire encore une fois ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla di wax ni lii nga entamé yàlla na la ci yàlla jàppale ak képp ku taxaw pour jàppale la ci may gërëm nag ñu fi teew. di gërëm waa maire bi di gërëm monsieur le maire Djibi Wade ak adjoint bi yëpp su ma limee jum di leen sant nag si projet bi ndax projet bi ñun ñëpp a ko yàkkamti woon ndax fii ni mu mel man maa ngi koy wax barki dem 1956 lañ fi ñëw ba léegi lu fi amoon presque moo fi am 1956 laa ko de ba léegi lu fi amoon moo fi am ñu ngi ñaan yàlla projet bi nu mu gën rafete ak nu mu gën taaroo yi ngeen defal nu ko ndax fii avenue Cheikh Ahmadou Bamba la avenue Cheikh Ahmadou Bamba la nu mu gën rafete rek nañ leen ko defarale man sama kër ngi ñu toj man lu yow ma de wax naa ko gars yi sama kër lañu toj te man maa wax gars yi toj leen sama kër parce que je dois donner le bon exemple su doon kër gi yëpp lañuy toj noonu ko toj yaa ngi dégg quand jàkk ji nag danaa wax aussi loo xam ni ñoom ñi fi liggéey jàkk ji mooy alimenté dimanche cantine ñooy alimenté jàkk ji ñoom fii lañu yaakaar pour dundal seen waa kër ak seen njaboot loolu aussi il faut mu wax ko pour ngeen xam ko parce que c'est mon devoir en tant que délégué de quartier mu wax ko ñoom fii dong lañu yaakaar pour dundal seen njaboot wax dëgg neex yàlla loolu nag il faut mu wax ko mais nag dama leen di xamal ni toj ñëw sama kër man defe naa su naqar dem man maa gën a naqar ndax tojuñu cantine su lu ma luyee mais sama kër lañu toj mais maa ngi sant yàlla ni Sëñ Tuubaa bu baax di julli si yonent bi di ñaan yàlla projet bi nii mu tàmbalee ñu fekk ko yàlla na ko jeexe ñu fekk ko si barke yonent bi Sëñ Tuubaa ñu ngi maire ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla na yàlla may xéwal ndax fii ni mu meloon dafa ñaaw xam nga lu kon bon gis loo xam ne dafa ñaaw wala nga war a wax dara te waxoo ko man noonu laay doxale kon mbokk lu ngeen def yàlla na terminé jàmm te kontaan nañ si de barke Sëriñ Tuubaa yàlla nga fi yàgg téwér ak ñu ngi àndal yëpp si barke yonent bi Sëñ Tuubaa di ñaan yàlla li nga xamante ne moom fii lañu jógee muy tabaski bi lépp lu ci yàlla def aw yiw yàlla nañu ko partagé ñun ñëpp. bu maire Wade ñëwee tey mu ñëw ak projet am ne nañu defar
Biscuiterie Sensible loolu ngeneen la lu baax la ñu di ko ci sant di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak mu yaakaar mission bi nga xam moom la ko yàlla teg yàlla na ko yàlla jox teeñ bu mu ko attanee waxuma lu mu woyofal de man damay ñaan la yàlla na la yàlla jox teeñ boo attanee mission bii ñu la jox ndax yàlla du def erreur ku mu yàlla na jox la ci dawal mbooloo mi rek am na lu tax mu jox la ko boo ko attanul woon du la ko jox kon nag yàlla na la yàlla yàgg fa nga xam ne foofu ko jëmee yàlla na fa yàlla dégg ko ak sa bëgg-bëgg ak sa man-man. monsieur le maire di kontaan ci teewaay bi fii ci mbooloo mi fa tabarakallahu di ñaan sunu borom mu dëgëral la ñu ñaan sunu borom mu dëgëral la ndax ñun fii nga ñu fekk fii la ñu am fii nga ñu fekk fii la ñu am ndax man mii toog fii lañ ma formé fii kon liggéey bi ngay liggéey fii ñun ànd nañ ci bu baax. li ñu bëgg nag mooy nit ñi yàlla ci boppam yenente bi dafa wax ne bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk bëgg sa réew nag mooy ñu fexee defar réew bi ba réew mi jag ñëpp jëriñ comme lii nga song nii wax naa leen ko man waxoon naa ko nee naa leen fii 92 lañ fi toog ak sunu sëriñ ba xëy daara ji ñëw suñu loxo maire mosuma fekk fii autorité mosuma fekk fii wax naa leen ko bi ne kenn mi ngi ma doon woo téléphone naan ma maa ngi dem fële ma ne leen maire moom dina ñëw fii dégg nga ko fii autorité mosuñu fekk jàkka ji nag ñi fi nekk nii ñëpp lii ngay gis nii dañ fay former ay nit ñii dañoo former ay nit ñu ami métier maa ngi koy wax njaga suba rek naa ko am sa métier gi dem na ba daanaka suwet dégg nga ko maa ngi koy wax dem na ba sàngam dem na ba sàngam kon nag jeunes yi loo leen mën a dimbalee nga dimbalee leen ko keroog wax naa ko ñi ngi kaasal ay pétanque beeg ak ni ñu koy waxatee damyeekaay bi xale yi ñi nga xam ne ñun ñooñu meññ waajur yi dañ leen taxawal wutal leen métier ba ñuy liggéey ñu dem ba retraité seen i waajur bàyyi leen fi kër est-ce que taxawee nañ noonu xale yi ñu bëgg jël espace bi nga xam ne moom lañ war a former xale yi ñu toog fa di fo ay pétanque ak ay damyeekaay loolu ku xelam dala koy def mais fii ku fi dugg xam nga ne xelam dalul ndax ñun ñu jege jeunes yi xam nañ bu baax kon xale yi ñu fexe ba dugal leen ci formation professionnelle dimbali leen ñu war a jàng ñu taxaw leen loolu yëpp dañ la koy ñaan foo ko mën a def nga def ko ndax am na xale yoo xam ne am nañu bac boo xëyee fekk leen fii ñu toog am na ñoo xam ne am nañ licence boo xëyee ci taatu café yi la ñu toog am na ñoo xam ne daanaka niveau bac lañu am ñi ngi toog ñàkk moyen pour jàng rek moo leen ko yóbbee école de formation yeeg yëpp nga dimbali ñu si ndax xale yi su subaa ñooy doonaat relève ñun li ñu mën mooy former nit ki ci spiritualité génneewaat ko joxaat ko société bi ngir mu nekk ndax jàng day defar nit kon ñu ngi lay sant ci liggéey bi bu baax a baax. bon man la Abdou Aziz Ndiaye nekk responsable politique fii ci commune Biscuiterie yi nekk conseil économique social environnemental. xalaat bi ma ci njëkk am mooy di ko rafetlu vraiment ci oseem nar a liggéey Biscuiterie yi ni mu osé ak ni mu parce que lii nekk na liggéey boo xam ne nii boo daan dugg jógee Kasto di ñëw boo xoolee sa gauche xool sa droite sa yaram day daw. vraiment mu yàgg nekk lu ñu metti trop xeex boobu nag bu fekkee ne moom dafa ñëw jàppale si président de la république yaakaar naa ne yu demee nii moo tax pour defar Biscuiterie yi moo tax dama ciy ànd bu baax parce que ñu bari ñu ngi naan transhumance mais transhumance bu ànd ak liggéey moom kooku moom moo tax ñuy wax transhumance parce que lii ku nekk xam na ne kenn xalaatu woon ne dinañ ko def fii ci Biscuiterie yi ma koy remercier bu baax ci engagement bi mu am ne ak écoute bu mu am ak population bi ak ni mu leen di dégloo ak ni muy naxanteeg ñoom pour mën a defar li nga xam ne nii askan bi yëpp nañ ci gis seen bopp. d'accord ñu gis na aussi dafa tombeek ci ay campagne lu jëm ci élection législative bi yéen nan ngeen koy tëralee par rapport ak seen programme bi nga xam ne moom ngeen war a dérouler ci campagne. programme bi information la rek c'est-à-dire que ci biir campagne bi passé doon defar ay pavage ñëpp naan dañu xaar ba man mii sax bokkaan nañu naan dañu xaar ba campagne bi ñëw ñuy doog a defar ay pavage mais peut-être programme bu yàgg la woon bii tamit nekkoon na ci tànk yi bu yàgg xëy na day doog a sotti mais nit ki moom li ñuy wax rek moo ci nekk booy defar rek bul calculer nit ñi li ñuy wax ba su paree rek sotti ay période campagne ak période après campagne moo ci yem ki war a gañe moom yàlla wax na ko ba pare bu ko population bi naree voteel wala naree benn bokkaat dañ koy voteel mais du lii moo tax ñu bañ ko voté wala ñu voteel ko bu yàlla dogalee na mu pare nag ñëpp lay jariñ waaw man gisuma loolu dama gis ne daal liggéey la boo xam ne nii engagement la ak pas-pas boo xam ne nii koo gis xam ne yàgg na ko bëgg a programme xëy na dafa tombé nag
élection yi ñu nekk ci ay élection nit ñi nag moom noonu la ñuy gisee tout le temps mais tôt ou tard di nga gis résultat yi loolu moo ci am solo. d'accord lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy population de Biscuiterie. di leen wax ne nañ jàppale le maire Djibril Wade jàppale président de la République parce que lu mel ni Promoville aussi du Biscuiterie rek la am fépp mu ngi fay liggéey ku gis li muy def actuellement ci Sénégal xanaa ñàkk a wax rek mais ku toog sa biir néeg ñoom opposants yi bu ñu tëddee seen biir néeg dinañ xam ne président Macky Sall mi ngi liggéey vraiment loolu moom ku dul luñ ne xoolal jant bi nga ne gisuma ko kooku day fekk nga bëgg a gëmm rek mais li muy def ci réew mi wax dëgg yàlla te yàlla rek a tax mi ngi liggéey dëgg-dëgg barki des mondial la dem université aéroport bu Saint-Louis démb gis nga Kër Massar ni mu mel ak feneen foo xam ne mi ngi ci donc vraiment daal Sénégal dañu am chance fu mu toll nii boo xam ne nii yàlla nañ ci yàlla dimbali rek ba mu gudd fan mook ñu ànd ak ñi nga xam ne fekk si nañ ko jàppale ko mel ni ku met monsieur le maire ku ko xool sax xam ne jikko président Macky Sall liggéeykat la te vraiment bariwul ay wax man loolu moo tax mu gën ma neex waaw. Merci Abdou Aziz. ko waaku ne yow xoolal kii moom maa ngay jooy yow xoolal kee moom maa ngay jéem. Je crois que comme on avait dit ni ñuy waxoon ay kàddu nuyoo la rek ak sant suñu grand dem dafa wax loo xam ne lii kenn mënu ko teggi benn tali bu 1953 benn tali bu 2022 gisuñu fi loo xam ne lii soppeeku na nañu daan gisee waa benn tali ca jamono boobu loolu la ñu yaakaar ne noonu la waa benn tali mel ba léegi meluñu noonu li bar bëgg la mbëtt bëgg moo tax aménagement bii ñuy waaj a def ni ak Promoville am naa yaakaar ne ku am tuuti xel mu rafet war nga ko mun a nangu war nga mun a jàpp ci ba mu àgg te ñu tenir compte ci aspect yi nga xam ne yëpp moo war a am ci plateforme bi aspect sportif aspect religieux aspect économique bu dajaloo ci place lu fa manqué cadre de vie boo xam ne bii ku génn sa kër ñoo mun fa taxaw bu ñu amee ay gan parce que même dans le cadre du tourisme ku ñëw Biscuiterie lan la ñu mën a wane à part suñu terrain suñu stade ba la nekk fële ci Bourguiba bi il va falloir que ñu am yeneen place yoo xam ne yii wax dëgg yàlla dafa war a mel ni yeneen gox yi am na ñu jàkkaar lool lu mu bon am na lu ñu am waaye ñun nag suñu bos nag dañu bëgg nag mu dàq nag bi ñu jàkkaar loolu mooy dëgg donc ñu fii ñu jëm nii luñ ci seet te xam ne war nañ ko mën a defaraat mais balaa ngay defaraat da ngay dindi la fa nekkoon yàkkamti rek moo fi nekk rek mais plan bi ci boppam détaillé incha allah rabbi dinañ ko wax waaye nag ñu jàpp leen kër yi dañu taxaloo ku nekk am sa xalaat donc plan boobu ñu defar ku nekk mënu cee gis boppam individuellement c'est par catégorie socio-professionnelle wala par âge parce que mag ñi yéen a ngi wax ñoom mu ngi ni wax na dëgg ku ca toog ca kër ga benn yoon ñaari yoon booy jóg sa yaram métti mais am nañ foo xam ne war nañ fa mën a mais nañ fa fekk loo xam ne day ànd en cohérence avec ce qui se passe sur toute la zone rax ci dolli nag bu fekkee ne dañ ko tudde avenue Cheikh Amadou Bamba am na loo xam ne waru faa mën a ñàkk nag kon may woo jeunes yi di leen wax ne mbir mi seen mbir la may woo femmes yi di leen wax ne bu ngeen sàgganee ba buñ ko defaree ba pare du am salubrité seen yëf la di woo nag les adultes yi nga xam ne ñoo war fu ñu toll leen jox xel en tout cas le conseil municipal derrière le maire Mohamed Djibril Wade est totalement engagé pour ce projet-là et pour d'autres projets incha allah rabbi dinañ ko door ñu ngi ñaan yàlla àggali ko ñëw inauguré ko ak yéen dund ci lu yàgg ba ngeen jot a nekk ay maire ñëw remplacer ñu fii ci place bi maa ngi gërëm ñëpp di leen sërëm alhamdulilah. am seddaay la wala feebar la mu may firnde daal. ci bisimilahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla julli ci sangu-sang yi di nuyu ñu fi teew ñëpp à commencer par les conseillers municipaux chefs de quartier bi habitants Bentali ak habitants Biscuiterie yëpp ak ñi nga xam ne ñoo occupé woon légalement ou illégalement allées yi di wax ne nag ñëw nañ fi campagne électorale
dugg benn tali dugg ñaari tali dugg waagu ñaay dugg bopp dugg fépp bi ñu duggee fii dugg waagu ñaay liñ fi dégg population yi wax nañu ko ñu dugg suñu nopp population benn tali population Biscuiterie population waagu ñaay reproché nañ ñun ci ñaari at yi nga xam ne matul li ñu fi nekk ci mairie bi ni ñu def ba fële rafet fii rafetul te ñun bi ñu fi toog a yàggul ñu reproché nañ ñu ci wax nañu ci lu nekk nag ñu nangu ko man mii sama bopp reproché nañ ma individuellement ne ma dama defar ñaari tali bàyyi benn tali reproché nañ ma sax defar teere ñaari tali bàyyi fi ci des waa kon tey bu ñu demee ba yàlla ñu ñëw ñu war a commencer fii ak Promoville ak ministre cadre de vie loolu dañ ciy commencer gërëm le président de la république bi nga xam ne moo approuvé ce projet là gërëm directeur Promoville bi nga xam ne bi ko président woowee dafa ñëw gërëm aussi ministre de cadre de vie bi nga xam ne bu loolu ñëpp pare dina defar cadre de vie bi seet ni nga xam ne fi la ñuy dëkk naka lañ koy aménager ak yenn aménagement paysager ak yenn fleur ak yenn garab ak lan lañ ci fi mën def ñooñu dañ leen di commencé di gërëm te liggéey bi commencé gul di wax ne nag terrain ñaari tali bi ñu koy defar ci terrain bi ñu ko doon defaree terrain Sicap la mais lii yëpp état moo ko moom mais boobu terrain Sicap la mu joxoon ko ay nit mais ñooñu ñëpp dañu leen fa jëlee bi ñu leen fa jëlee nag waxtaan nañu ak ñoom ba d'accord mais ñëpp mënuñu woon d'accord fii tamit ñi fi nekk il faut ñu jëlee leen fi diggante ñaari tali tamit ba ñu koy defar waxtaan nañu ñëpp ñañ fa waroon jëlee yëpp jëlee nañ leen fa te boo leen ko seetloo mosquée yi fa newoon sax newatuñ fa mosquée yi newatuñ fa parce que ñun waa ñaari tali ñoo jël suñu responsabilité ne mosquée yaa ngi ci biir koñ yi ku bëgg a julli na nga dem ci mosquée yi ci biir koñ yi parce que mosquée yi feesuñu nañu aménager neneen ba tey am na ñoo xam ne sax ñu ngi kaas ñu ngi xam lu ñu trouver solution parce que boo xoolee dimaay ñaari tali en face mu am benn mosquée amul sens gars yenn saa yi il faut ñu waxante dëgg il faut ñuy waxante dëgg fii nag dañ ne dañuy tenir compte ci mosquée parce que mosquée yi bariwuñu mais fële mosquée dañu bari woon donc mosquée bi dañ ko fi bàyyi loolu nangu nañ ko parce que yàgg na ba pare ñoo am nañu titre foncier mais titre foncier aussi nañ ko génne wan ñu ko wax ñu ñaata mètre la nombre de mètres yooyu dañ koy bàyyi ak ñoom mais dañ leen ñaan aussi ñu aménager noo xam ne dina nuroog lii bu ko son doolee matul ñu nu seet naka leen ci jàppale bu dee aussi dafa am partie ba nga xam ne aussi dañ koy louer ñañ koy louer aussi ñu aménager ko noo xam ne aussi dafay méngoog ñun aussi li ñu bëgg ak ni population yu bëgg parce que cadre de vie bi la ñuy waxtaan mais nag bu ñu yokk aussi ñoom it li leen dox te aussi bu ñu waxantee dëgg bu ñu changé tout si Sénégal dañu am habitude man ñu jox ma pour ma def benn entreprise de temps li ma jox ci terrain ma jël def ci leneen loo xam ne méngoowul ak lañ ma ko joxee loolu aussi du yoon il faut ñu nangu ko ñun bu ñu joxee pour ñu defar terrain de football ak li nga xam ne moo dugg ci football war ñu ci dugal loo xam ne bokkul ci football bu ñu la joxee aussi pour mosquée na nga ci def loo xam ne aussi na am ànd ak cadre mosquée bi wala peut-être luy alimenter cadre mosquée bi ba mu yem ci mesure parce que aussi ñun aussi il faut pas ñu utiliser aspect religieux bi aussi pour autre chose loolu aussi il faut aussi ñu koy waxante donc li population yi bëgg ci loolu la ñuy nekk parce que population yi ñooñu fiy teg mosquée nag xam nañ ne nit ñi ñoo ciy génne seen xaalis di ci def pour bañ nit ñi def ci seen xaalis moo tax ñu ciy louer ay cantines pour que ñooñu di fay ñu ci def loolu mais nag bu ñu ci exagérer trop bu ñu tenir compte ci juste mesure boobu rek dañu mën a trouver une bonne solution l'essentiel mooy dinañ xool tour de fonction bi woo waa waa jàkk ji woo ñu occupé jàkk ji ñu continuer waxtaan bi ba trouver une solution mais li ci des mooy Cheikh Amadou Bamba il faut ñu defar ko bu rafet nit ñi di fi mënti doxantoo mag ñi di fi doxantoo xale yi di fi def seen jeu sans que jeu bi aussi di troubler ordre public bi ensuite di troubler aussi quiétude population yi loolu buñ ci déggoo rek nañ ko mën def waaye nag foo xam ne am na espace vert rafet na teg nañ fi ay poubelles yu rafet defar fi ay bancs yu nit mën a toog loolu defe naa ne xel war na ko mën a dégg te loolu la ñu bëgg
li ci des nag dañuy xaar ba bés bu paree ñu wax ak population yi naka lañ ko war a entretenir en tant que construction yi di commencer. donc daal ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne lii c'était un vœu pieux xuloon nañ ci waxante nañ ci lu nekk man ak Fary Diop man ak Diagne man ak waa koñ bi man ak keneen parce que ñoom dañuy bëggoon ñu defar bëggoon ñu yàkkamti ki xiif nag moom xoolul na trouver solution moom na nga ko jox rek na nga rek solution am yow it yaay xool ban pédagogie ngay wut pour muñ loo ko mu muñ xiifam ba yàlla ñëw te nag yàlla ñëw nag buñ ko yàq loolu la ñuy ñaan nit ñi te aussi nañu mànkoo bokk ndey bokk bàyyi jéem a bokk gis-gis unanimité mënu ci am waaye nag majorité bi nañu def li ñu bëgg waaw Sénégal il faut ñu am habitude di def li majorité bi bëgg tout en tenant compte nag de la minorité loolu daal laa doon am di ko sànni di ko wax di wax ne ubbi nañu travaux yi lancé nañu démarrage travaux yi yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla nañ ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla nañu déggoo nous sommes ouverts ceux qui occupent ici les gens de la mosquée nous sommes ouverts à la discussion et je pense que cette discussion là va continuer et une solution inchallah sortira de cette discussion là ñu leen gërëm di leen sant wasalaam